jox pôle bi nga xamante ni moo ñu accueillir tey muy pôlu Godaguène ñu jox leen seen sac labellisé de façon symbolique. yaakaar naa ni tey moom li ñu réunir fii ñaari mbir la réceptionner maanaam commande bi ñu jël ci saaku yi réceptionner ay sac mais pas n'importe quel sac comme ni ñu ko waxee ay sac yu ñu labellisé ñu distribuer ko ay pôle 6 pôles ñoom ñoo commencé jënd ay sac naa leen fàttali sac yi projet bi am na lum ci def waaye lu ci bëre ngëm-ngëmu pôle yi moo tax ñu dugal ci aussi seen xaalis bu takku. beneen activité bi mooy contractualisation ma fàttali ni dem lañ fi Dakar mais 5 pôles ñoo dem Dakar ñoo représenté pôles yi nga xam ne l'ensemble des pôles li tax ñi def noonu dañu changer doxalin dañu wax ne pour nga mën a contractualiser engrais bi nga am ko à temps walla nga am ci bénéfice bi nga xam ne yaakaar naa ne contre ma ñiy jaayaat mooy les distributeurs mais dama yaakaar ne am na loo xam ne pôle bi moo ko yelloo ndax pôle dafa soxla xaalis donc pôle bi dafa war a dem négocier ci cadre boobu nag lañ dem fii benn voyage à Dakar ànd ci ak comme ni ma ko waxee 5 représentants de pôle ñu dem visiter 5 entreprises ñuy fournir kii engrais. Troisième chose bi nga xam ne moom wax nañ ko fi te ma war see tontu mooy pérennisation kontaan naa bi ngeen xam ne yéen seen bopp di représentant pôle yi seen xel mu ngi ci pérennisation waaye ma xamal leen ni projet bi depuis ci njëlbeen ci tànk boobu lay dox boo leen ko seetloo du ñu def dara te boolewul ñu leen si loolu yëpp si njàngat bi la du dëgg li tax ñu teg fi nu mu tuddati pôle yi am aussi ay APS comme ni ñu ko waxee loolu yëpp c'est la durabilité du dëgg def nañ fi ay jéego yoo xam ne d'abord ci organisation jàppale nañ leen ci organisation bokk na ci pérennisation parce que boo leen organiser woon day bu nit ñi demee rek après day jeex du dëgg jàppale nañ leen ci construction pôle yi ak équiper pôle yi parce que équipement pôle yi mooy tax ngeen continuer di jaay dugub bu set mooy tax ngeen continuer yéen ñëpp ngeen di dajee fii di peut-être bu amee problème ngeen seet noonu leen koy saafara ak formation yu bëri formation yi mënuma cee dellu lépp mais ma tënk bi nga xam ne moo ñu intéressé tey te moo dem ci saag yi pour nga jaay il faut nga présenter il faut améliorer l'image de marque jeex na ngeen di ut ay sac de récupération jeex na ngeen di ut ay saaku yoo xam ne tey dañ siy bind 50 kilos ngeen def si 70 kilos. bu ñu ñëwee aussi si commercialisation bi defe naa ne sous peu yéen di ngeen dem uti ji ñeneen ñu leen di ñëw dooleel. fu ñu mën a nekk ci zone d'intervention bi projet bi donc yaakaar naa saa yu ñu fa wooyee dinañ teew te loolu aussi yàgg na depuis daaw la donc daaw la je pense bi ñu fa commencé ci lañ commencé ñu woo ay réunion ñuy ñëw. donc ñu commencé waxtaan ak ñoom parce que ñu bëri xamuñu OCP parce que OCP muy tekki office chérifien des phosphates donc yàlla dafa dogal ne ci tay jii bi ñu defee gëstu yi ci wàllu phosphate ci àdduna bi 75% des réserves de phosphate au monde donc muy Maroc te suñu objectif lenn la mooy baykat bi lu mu ndaw ak fu mu nekk fu mu sori ñu fexe ba mu mën a am ay intrants de qualité nit nag nee nañ baax ci sa alal jàmbaar ci sa doole comme wàllu mbay dafa yaatu laaj na équipement laaj na semence laaj na engrais laaj na matériel laaj na leneen ak leneen mais comme ñun ci wàllu engrais lañ nekk ñu ne ñun ci li ñu nekk domaine bi nga xam ne moom lañ maîtriser dinañ ci jéem suñ kéem kàttan ba ku nekk fa nga nekk ñu jéem la fekk mu touché la
ci loolu ñu ne nañu ñëw fexe bi ci waxtaanee ak projet bi ñu ne képp ku nekk ci zone d'intervention projet bi dinañ la defal benn prix promotionnel maanaam dinañ fexe jaayal la produit bi indil la ko ba fa nga nekk donc vraiment loolu daaw lañ ko tàmbali donc biñ ko tàmbalee aussi yaakaar naa ne comme ni ngeen ko waxee gis ngeen ci résultat parce que nit ñi en général 15 10 10 lañ doon utiliser mais ñun dañu constaté ne comme suuf si léegi doole ji dafa des ñu ne en lieu et place di 15 10 10 nañu utiliser 15 15 15 te même ñun suñu trip 15 dañ ci yokk leneen parce que ñun suñu trip 15 c'est 15 15 15 5S1B am dañ ci yokk yeneen ferñeent mooy soufre ak bore donc techniciens yi nekk fii donc sama mbokk techniciens yi agronome yi DRDR ñoom dinañ comprendre fi may wax donc loolu day am impact ci rendement yi donc et cetera. jamono bu doxee am na jamono dugub daanaka ëpp doole bi c'était pas valorisé te dem nañ ba prix dugub bu gàttaloog prix gerte mbaa mu ëpp gerte bu ko defee nag am besoin ñu bari ñu ko soxla moo waral alors que comme jamono moo ko doxal ñu war a toppatoo des sacs label dégg ngeen ni ma leen ko waxee saaku yi xanaa ko ci xamu doon da sax mën na defe ne parce que projet bee ko jën mais ñun ñoo ko jën il a subventionné une part de 10%, le reste ñun ñoo ko defal liñ ci yootu yëpp mooy que maanaam xam nga dégg nga ni la ko projet bi waxee léegi LNP benn kii kuréel la boo xam ne projet bu bees boo xam ne USAID moo ko financé il est dans le comment dirais-je le Saint-Louis te ñoom fi mu ne nii barke demu rek on rencontre bi ñu demoon Dakar tembe ci weer bi soxla nañ 34 tonnes de mil certifiés boo xam ne alors c'est labellisé moom lañ soxla de telle sorte que ñu gën a projet bi gën a visé ne le pôle multiservice de Godaguène soto comme dugubam lépp lu fay jóge day set na Godaguène bokk. bu fekkee ne da ngay jaay loo xam ne dafay ñu bari dañ ko soxla ba mu mën a gën réew mi da ngaa war a wut saaku labellisé puisque doo dem ci ñun dañ doon dem ci saaku engrais saaku da ngay gis béykat boo xam ne ay saaku poudre sax dañ ko doon jël di ko solee sa dugub te normalement c'est pas normal comme projet bi jàngal nañu ne alors lii moo rafet te moo baax alors automatiquement moo tax bi ma ñëwee ma waxtaan ak ñoom ne daal li nga xam ne moom lañ crédit bi ñu jëloon nañ ci génne 226 000 ak les apports génn jëndi kii bi dañ ci góorgóorlu